di benn waxtu jot na ci RFM ñu dikk ak yéen ci xibaar yi gën a fës ndam si yàlla Alkali Cissé soo moywul ca Médine nekk ca Arabie Saoudite lañ koy denc avocat moo ko xamle maître Abdoulaye Tine ne jafe-jafe yu rëy moo am ngir ñu mën a indi néew bi ci Sénégal di ngeen ko dégg ci xibaar yi Khalifa Sall génn na kaso waaye nag mel na ni rëccagul carrément ci wàllum yoon ndax nag mën nañoo delluwaat ko kaso ndax ñàkk fay alamaan gi ñu gàll ci kawam kenn ci avocat maître Demba Ciré Bathily ne xam nañ loolu ñu ngi koy bàyyi xel ndaxte mën na nekk pexey politique maître Demba Ciré Bathily doonoon tey gànnuk grand jury kuréelu jigéen yi xeex pour jàmm ca Casamance bëgg ñu weer ngànnaay yi teg ci tam xaatim ay déggoo yooyu les soxna di jébbal waa MFDC kon téere bi ñu tënk seen xalaat ngir jàmm ju sax ca Casamance kàddu yu premier ministre bi fi woon Mahammed Boun Abdallah Dionne jëm ci ne nag nguur gi noppi na pour boole kuréelu jàngalekat yi di G20 ci waxtaan yi jur coow diggante G7 ak G20 waa G7 nag ne duñ ko nangu ndaxte élection de représentativité yi fi woon dafa leeral mbir yi ba mu leer nañ tàggat yaram bi soccer di football tefes ñoom ñuy yëglu équipe nationale bi di dankaafoo gedd jongante yi di Jeux mondiaux de la plage yu war a am ca Qatar ndax 15 nguur gi joxu leen ko ngir jàppale leen ñu mën a waajal dem ci jongante yooyu yaa ñu kon ci moo nar a nekk pàcc bu mujj bu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su dinañ ci ay faram Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi dañ koy door ak mbirum génn àdduna Alkali Cissé moom député PDS bi woon faatu ca kaso bañ ko tëjoon ci Arabie Saoudite dimanche bi ñu weesu moom sax ba léegi nii néewam mi nga foofule te soo moytul sax ca Médine ca wetu dëkk bi nga xamante ne fa la yenent bi tëdd foofu lañ ko nar a denc loolu bu ñu sukkandikoo ci avocat bi di maître Abdoulaye Tine nee na nag li ko waral mooy ay jafe-jafe ci wàllum yoon ak waaye këyit ngir nag mën a delloo si indi néew Alkali Cissé fii ci Sénégal dañ koy déglu moom maître Abdoulaye Tine. autorité yi muy consul bi ak yeneen autorité diplomatique yi depuis une semaine ñu ngi ciy jéem a dox ay jéego wante na am ay complications yi ci am ay rëq-rëq yi nga xam ne boo sàgganul dañuy mujj a jël option wu rob ko foofu sur place. parce que loolu mooy nekk solution bi ndax nu justice su Arabie Saoudite bi di doxee ak autorisation yi nga xam ne moom la ñuy laaj famille bi bu dee option boobu la ñu jël dinañ fexe effectivement mu am kenn ci ndawu famille bi nga xam ne moo fay teewal njaboot bi comme ça ñu mën ko jullee foofu ci kaaba bi et rob ko fa. léegi lan mooy xalaatu njaboot gi ci dogal bu ni mel ndax ñoom daañu ànd ci ñu denc Alkali Cissé foofa ca Arabie Saoudite. ñoom mbetteel la pour ñoom parce que mosuñu jóg ci am yaakaaru gis ko au moins néew bi yegg si Ndakaaru ñu mën ko rob foofu ci seen dëkk léegi nag ça fait une semaine ñi ci dox ay jéego. gis nañ ni mbir mi mënuñu ko continuer bàyyi muy lawee nii peut-être que famille bi ñoom aussi ay jullit lañ et que loolu mën na nekk li nga xam ne consolation lay doon ci ñoom. mu nekkoon maître Abdoulaye Tine di avocat wu ndam si yàlla Alkali Cissé doonoon fi député moom Alkali Cissé nag 2014 ba léegi ñu daal di woon ko tëj foofule ci Arabie Saoudite ndax mbirum njublang ci wàllum xaalis tax ñu woon ko jàpp ba mu génn àdduna ci kaso bañ ko téye woon dimanche bi ñu weesu laata Arabie Saoudite nag moom kii di Alkali Cissé Maroc lañ ko jële woon daal di koy jébbal wàll Arabie Saoudite ci mbir moomu ñu ko doon toppee 1 heure tegal ñetti minutes ci xibaar yi wax ci leneen di mbirum Khalifa Sall moom mi ne woon maire bu Dakar dimanche naka tey jii ci la génn kaso gannaaw njëgal gu tukkee ci njiitu réew mi waaye nag teewul nag ba léegi mbir yi des na ndaxte doonte génn na waaye nag contrainte par corps maanaam ñu daal di koy téye delloo ko kaso ndax dafa fayul alamaan bi ñu teg ci kawam loolu lu mën a nekk la mu mel ni kon paie boo xam te ne dañ koy teg ci ndoddu ki nga xam te ne moo fi ne woon maire bu Dakar ay avocat am nag di bàyyi xel mbir mu nu mel tax nee nañu xeex dañ koy wéyal ngir nag lépp luy àq ak yelleefam Khalifa Sall amaat ko ba mu mat sëkk maître Demba Ciré Bathily moo doonoon tey gànn ko Babacar Fall ci seen émission Grand Jury. ñun ñi nga xam ni xëy na ñun ñoo ko doon layool li ñu jàpp mooy dañ koo xañ ci doole ay sañ-sañ ak lu mu yoroon donc li ñu soxal tey mooy lépp loo xam ne mën nañ ko koo delloo ñu delloo ko ay àqam ak yelleefam ak ay sañ-sañam ak ay mënam waaye su fekkante lu mel noonu nit xalaat na ko wala nit jund nañ ko bés buñ ci yeggee nañ xam ban taxawaay nañ ci am.
mais loolu bu boobaa da ngay jàpp ni kon mbirum politique lay doon waaye dootul mbirum yoon. rakalu leen nguur gi jëfandikoo lu ni mel ngir menacer ko mu bañ a def yenn xeetu yëngu-yëngu yeeg am yenn mëbët yi ci wàllu politique jël loolu rek ne ko contrainte par corps baa ngi nii bu nu neexee rek teg la ko. non xam nga loolu moom buñ fa yeggoon du loo xam ne suñu cër la comme moom mooy nekk ci wàllu politique kooku responsabilité am la moom mooy xam nu muy assumer responsabilité am ak nu mu ko dul assumer ñun li ñu mën a xam rek mooy su fekkente nag ñëw nañaat ne ci wàllu yoon la ñu jàppoon mooy la ñu mës a wax mooy dañ ko jaay doole jàpp ko tëj ko tey kañ dañ ko war a dàmp delloo ko lañ ko xañ ci kaw doole delloo ko lañ ko xañ da nga xam dañ ko mbubboo ci turu yoon mais ñun dañoo jàpp ni nañ ko doxalee warul woon tëddee noonu donc tey loolu moo am solo pour ñun su fekkentee nag dafa am ay calcul politique wala ay considération politique man sama wàllu bopp dafa nekk pàcc boo xam ni bëgguma cee sori parce que politique ko faruma fenn ànduma kenn kuy politique. ànduma kenn kuy politique di kàddu yu Maître Demba Ciré Bathily di kenn ci avocat yu Khalifa Sall moom moo doonoon tey ji gann ko grand jury ak Babacar Fall émission bi ngeen mën ko dégluwaat tey ji bu 22h jotee maanaam 10h ci guddi bu jotee ñu fàttali ne Khalifa Sall moom nag gannaaw bi mu génnee mi nga amal ay tukki nemmeeku ci këru diine yi nekk ci Sénégal démb nag demoon ca Tivaouane ca Ndiassane waaye itam ca Pire laata loolu àjjuma ma nga woon ca Touba foofu sax la jullee jullik juma daje ak ki nga xamante ne mooy xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wax ci leneen jëm ci wutug jàmm ca Casamance plateforme des femmes pour la paix en Casamance di kuréel jigéen yi wut jàmm foofu la ca Casamance ñoom nag di ci bay seen waar ci loolu nag am na téere bu ñu tënk nag yoonu jàmm yi nga xamante ne xalaat nañ ko ñu jëbal téere boobu ñuy di waa MFDC ci geneen wàll ñoom daal li ñu gis moo di ne fokk ñu wér ngànnaay yi waaye itam ñu fexe ba ak xaatim déggoo bu sax diggante nguur gi ak waa MFDC daal di am leeral ak Lamine Ba. ginnaaw kilifa yi waa mouvement des forces démocratiques bu Casamance jébbal nañ leen livre blanc bi nga xam ne nag plateforme des femmes pour la paix en Casamance ñoo ko defar liñ ci jublu nag mooy fexe bootum jàmm ci fi ci Casamance ñu mën ci jot ci li gën a gaaw bokk na ci xelal yu gën a am solo yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir téere bi mooy fexe ba li nga xam ne moo di ay accord de paix définitif ñu mën ko jot ci li gën a gaaw Ndeye Marie Thiam moo jiite plateforme des femmes pour la paix en Casamance. oote nañu cessez-le-feu définitif ak déminage reprise ou déminage parce que reprise ou déminage bi mooy loo xam ne aussi c'est important pour ñun ndax dafa am ay piste yoo xam ne kenn déminé wu ko ba léegi te soo gisee déminage boobu amul c'est peut-être ni ko ñenn ñi waxee tant que amuñu ay accord de cessez-le-feu duñu mën a continuer déminage bi moo tax ñu oote d'abord accord de cessez-le-feu mooy jàmm bi ñuy dund depuis un certain temps depuis 7 ans ñëpp di ko rafetlu accalmie boobu nañu gaaw mu ngi nuroo jàmm mu ngi méngale ak jàmm. Youssouf Koli bokk ci comité provisoire des ailes politiques unifiées du mouvement des forces démocratiques bu Casamance moom la ñu jébbal téere bi mu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne soxna yi def nañ ko te mu njort ne téere bi dina am solo ci wutum jàmm ji fii ci Casamance. tey ñëpp nangu nañ ne Sénégal rawatina Casamance ñëpp namm nañ jàmm ji ñun nag jàpp nañ ne ànd nañ ci bu baax a baax te fas nañ yéene am taxawaay wu jëm ci wàllu woowu téere bi nag liggéey biñ ci def am na solo loolu ba tax na ñu ngi gërëm bu baax a baax ñu ko defar. ci ndaje boobu nga xam ne nag ñoo ngi ko doon jagleel joxe livre blanc bi ci MFDC ñoo ngi ko amal ci teewaayu ay observateurs crise Casamance waaye ñi nga xam ne ñoo ngi bokk ci société civile bi te ñu ràññee leen bu baax a baax ci rattaxal wi diggante nguur gi ak waa MFDC Lamine Ba Radio Futurs Médias. Lamine Ba ci mbir moomu nag USAID ràññeeku ci taxawaay gu mu taxaw ngir jàmm foofu ca Casamance moom li mu gis ne moo di ne téere boobu nag mën nañu fexe ba daal bànqaasu MFDC yëpp daal di koy jot su ko defee daañu xam ne askanu Casamance leen rek moo leen soxal jamono ji muy jàmm Moussa Sow moo jiite bànqaasu USAID foofu la ca diwaanu Casamance ñu déglu kàddu Lamine Ba. Je pense aussi c'est cette conviction-là qui est aussi partagée par les bailleurs que effectivement. gëm-gëm boobu la bailleur yëpp am nag téere bi waroon ci beddi benn faction MFDC ñëpp ci war a jot ndaxte téere bi li tax mu am solo mooy askan wi moo si wax soxla bi nga xam ne am na ko mu jëm ci wutum jàmm ji fii ci Casamance man jàpp naa ne mu am indépendance am déet askan wi la ñuy jiite te ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jiite ñoo war a joxe seen i xalaat ñu war ko jël en compte nag bu baax a baax bu ñu bëggee daal am ci bët saalum réew mi waaye leneen li nga xam ne nag rafetlu naa ko ci liggéey bi nga xam ne nekk na ci livre blanc bi mooy doxalin wi amul benn parparloo def nañ ko na mu waree ndax teg nañ ko ci yoon équilibre lañ ci gën a nemmeeku loolu moo nar a sos ndaje bi nga xam ne waxtaan ak déggoo lañ ci jublu kon bokk nañ ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax askan wi moo loru ci li nga xam ne nag moo di fitna wi askan woowee
war naa mën a taxaw joxe xalaatam ci li nga xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax buñ naree jublu ci wutum jàmm ji fii ci Casamance. Et je pense que pour gouverner, on a besoin de tenir compte de l'intérêt et de la préoccupation de ceux ou bien de celles-là que nous gouvernons. na woon Moussa Sow jiite bànqaasu USAID ba nekk foofule ca bët sàllumu réew mi wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak naka li jigéen ñi di mucc ci kër yi loolu nag dañ ko war a dakkal bu ñu sukkandikoo ci préfet bu Ngoy nekk ca diwaanu Diourbel moom ni mu gis moo di ne li ko mën a dakkal mooy li nga xam te ne mooy wasin ci kër yi ñu jàppee ko ni ku faat bakken su ko defee loolu dina tax daal ba mu wàññeeku ndax te tamit loolu jaaduwul moom préfet bu ngay wax lu ni mel ba na inauguré ab maternité foofu lay ca diwaan nga Babacar Diouf. seetle bi mu ngi am ginnaaw tukkib nemmeeku boo xam ne nii seen partenaire allemand yi ñu ngi ko amaloon ci commune bu Ngoy ci poste de santé bi Mouhamadou Sall moom mooy coordonnateur. ànd ak ñoom xool poste bi fekk ñi fiy faj ak ñi fiy faju si ci condition yi ñu nekkee woon te ay la yéwén comme ni ko sous-préfet waxee sànq boo fi ñëwoon rek sa yaram day daw ci condition yi nga xam ne ñoom la ñuy fekkee soxna yi fi ñëwoon di mat ak di wasin wax dëgg yàlla ba tax na ñoom ñu ne projet bi daal bu mu nekk projet bu yàgg nañu fexe balaa yàgg ñu def benn maternité boo xam ne bu mucc ayib lay doon. commune Ngoy bi nga xam ne moom moo gën a rëy ëpp askan ci département bu Bambey amut maternité benn bu fi taxaw loolu nag dafa mel ni dafay fànq li nga xam ne moom la autorité sanitaire yi bëgg ci département bi docteur Alexandre Nabikali moom mooy médecin chef département bu Bambey. En 2018, je pense on n'a pas eu plus de 4 décès maternels mais on voudrait qu'il y ait 0 décès maternel parce que un seul décès ça fait très mal. bébét boobu nag buñ ko bëggee jot dinañ sukkandiku ci jàppaleeg sous-préfet bu Ngoy Mouhamadou Moustapha Thiandoum. ñu bëgg képp ku dégg ne am na benn maire bu nekk si gox bi di permettre jigéen ñu ne wus na këram ñu dénoncé ko boobaa gendarmerie médecin chef ñu def suñu liggéey ba nga xam ne képp ku amati doom hôpital nga ko amee hôpital bu xam ne vraiment lépp nga fi dara manqué fi. ci mënti xew département bu Bambey dafa mel ni moom bokkut ci li nga xamante ni moom la région bi di dund mu di xale yu bari yu fiy ñàkk seen bakkan. Bambey RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak wér-gu-yaramu mala yi rawatina xaj yi ak jàngoro ji di rage di ràmm ñu nemmeeku ne nag ay xaj am nañu lii di ràmm foofu la ca ndukkumaan ca diwaanu Kaffrine tax sax ba ñi nga xam te ne ñooy waa ministère bi yor càmm gi di pingi xaj yi ngir nag mu bañ leen a dal dañ ciy déglu docteur Imam Thiam moom moo jiite ordre national des docteurs vétérinaires du Sénégal ay kàddamu Oumar Ndiaye moo ko tataan. mën nañu wàññi lu toll ak juróom benn fukk ak ñett xaj yoo xam ni ñëw nañu fii ñàkk nañ leen donc ñàkk bi ñu ngi ko jot donc bërki démb ci service élevage bi la jógee donc via le ministère donc ils ont répondu quand même à l'appel mais c'était déjà prévu par la journée mondiale de la rage mais vaccin yi moo xaw a yéexoon na ñëw mais depuis ce matin daal jot nañ fi am xaj yu bare yu ñëw ñàkku ñi tam ñu ngi wuyu si donc mën nañ ne daal à 18 heures pratiquement on est à ñu ngi ci 63 xaj yoo xam ne ñàkk nañ leen. ndax jot ngeen nemmeeku yeneen waaw ci xaj yi maanaam liñ ci mën a nemmeeku rek mooy yorin gi dafay xaw a doy waar tuuti donc xaj yi dañuy ñëw souvent ak ay góom ak ay gaañu wala ñu ñëw xaw a xiif wala ñu ñëw aussi am tuuti gaal mais loolu yëpp ci xeetu yor boo xam ni la dafa xawut normal donc ñuy ñaax aussi les propriétaires ñu jéem a taxaw bu baax xaj yi nga xam ne ñoo leen di wattu. mu nekkoon docteur Imam Thiam jiite kon ordre national des médecins vétérinaires du Sénégal. gannaaw wér-gu-yaram ñu wax lu soxal njàng mi ak kàddu yi nga xamante ne premier ministre bi fi woon Mahammed Boun Abdallah Dionne nekk léegi ministre de la secrétaire générale de la présidence de la république yëkkati na ko moom mi nga xamante ne nag moo yoroon li saytu déggoo yi diggante nguur gi ak jàngalekat yi laata nag ñu koy dénk Cheikh Kanté gannaaw bi wér-gu-yaramam sooxee moom ni mu gis moo di ne waa G7 di kuréel gu G20 di kuréel gu ba ay syndicat jàngalekat dàq ñu ngir boole leen ci waxtaan yi yaatal di loo xam te ne nag waa G7 ñoom ñeneen duñ ko dégg ndaxte dañoo amaloon ay élection ngi nat doole syndicat yi kon nguur gi li mu war a def mooy ñi nga xam te ne ñoom la syndicat yi jox seen baat ñoom la ñu war a waxal te duñu nangu benn yoon ñi ci dugal ñeneen ñi ci bokkul Papa Balla Gueye
nguurug Sénégal taxaw tam ngi daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy waa G20 G7 nag jamono ji nag kontaanuñu ci loolu ci gis-gisu Souleymane Diallo mi nekk secrétaire général bu CESE muy jàpp ne jamono ji dañoo war a tënku ci lépp li nga xam ne mooy règlement yi tënk élection représentativité syndicale yi lée. bu ñu defee élection yi arrêté bi li mu wax dafa leer dafa ne bu ñu génnee ci élection yi syndicat yi nga xam ne état bi moom lay négocier ñoom lay waxtaanal te ñi nga xam ne ñoom ñooy représenté jàngalekat yi mooy syndicat yi nga xam ne am nañu 10%. loolu du Souleymane Diallo moo ko wax du Massamba moo ko wax texte moo ko wax. waaye loolee nga xam ne nag moom la secrétaire général présidence de la république daal di wax doon na loo xamante ne waa G20 kontaan nañu ci loolu Dame Mbodj moom mi nga xam ne moom mooy porte parole G20 muy xamle ne nguur gi deful lu dul delloo leen seen i àq. bu ñu demee ba gisal seen bopp ne ñoom lii ñuy def xam nañ ne am na ay rëq-rëq yu ci am te bëgg nañ ko saafara kooku ñun duñu ko bañ. waaye nag mu yokku ci ne dañoo war a def seen kéemtalaay kàttan itam ba respecter protocole d'accord yi nga xam ne signé woon nañu ko ci février 2014. ñun li ñu intéressé mooy protocole 17 février 2014 moonu lié ak gouvernement Sénégal te protocole boobu dafa am yu mu wax yu am solo yoo xam jàngalekat yi ñu ngi ñu ciy xaar ñun waa G20 benn mooy ñu yeexital yi am ci kayitu jàngalekat yi dakk beneen bi mooy bor bi nga xam ne dañ koo ameel jàngalekat yi mu mat téeméeri milliards ñu fay leen seen xaalis. muy delloo buum ca boy boy ga Souleymane Diallo muy xamle ne jamono ji nguur gi dafa taxaw ngir daal di jaxase syndicat jàngalekat yi nekk ci biir réew mi. tey bu gouvernement bi taxawee ci beneen tànk day mel ni que moom dafa bëgg a jaxase syndicat jàngalekat yi dafa mel ni également que tey dafa taxaw tànk pour jalgati yoon te bu jalgatee yoon moom dinañ ko topp ci yoon. ku ci nekk ak na mu gisee ci dogal gi nga xam ne moom la nguur gi fas yéene jël G7 ak G20 ñoom ñëpp ku ci nekk mu ngi taxaw di xaar ngir dogal googu ñuy yëkkati ñu daal di koy dëggal. El Hadj Ndiogou Diène. ñu tegal fukki minute ak juróom way ci xibaar yi wax ci leneen di wàllum xarala yi di télécommunication ak ñëw Free ci Sénégal Free nag di tur bu bees bu Tigo Sénégal ñu daal di koy lancé ci semaine bi ak nag ay offre yoo xamante ne tax na ba ñu bëri bëgg bàbbeeku daal di dem jóge ca Orange dem foofule ca Free ndax dañoo gis ne moo gën a neex loolu nag di ñëw Free googu warul yëngal waa Sonatel wala waa Orange bu nu sukkandikoo ci Mamadou Aïdara Diop nga xamante ne moo fi jiite woon ay jamono syndicat liggéeykat yu Sonatel teewul nag nee na lu baax lay doon pour askan wi donte sax gis na ne ARTP nag jot na mu jëli matuwaay ngir bañ jalgati am ci wàllum télécommunication Mamadou Aïdara Diop ne woon kenn ci ganu émission Rewmi Ménage bu Abdoulaye Cissé naka tey ji. Cette arrivée de Free, elle va être bénéfique. ñëw Free bi dafa doon loo xamante ne lu am solo lay doon ndax dina am njëriñ ci ñi nga xam ne ñooy clients yi ci secteur bi dina am njëriñ ci wàllum liggéey bi dina am njëriñ ci nguur gi ci domaine recette yi itam waaye nag dafay doon loo xam ne foo mu tënku ci benn cadre réglementaire goo xamante ne ARTP war na ko daal di doxee ARTP naam mu ngi fi waaye nag Free boo xoolee ca France ba mu ñëwee am na lu tolloog wàññite goo xam ne nemmeeku nañu ko ci ñett wala ñeenti at yu njëkk yi le ndax njëkk yi wàññeeku ne bu baax a baax ndax téeméer boo jël lu tolloog fukk ak juróom-benn jot na ci wàññeeku gannaaw loolu ajustement yoo xam ne ci wàllum liggéey bi ci ñetti at ak ñeenti at yi nga xamante ne moo ci topp ndax lu tolloog fanweeri junni ci ay xëy doon na loo xamante ne mujj nañu ko bàyyi am na tam impact ci wàllum investissement ci ñetti at yu njëkk yi ci recette fiscale yi itam jamono ji nag ARTP moom moo am modèle goo xam ne ci wàllum économique moom la taxawal kon nag opérateurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ñoom ñëpp dañoo war a tënku ci li nga xamante ne mooy modèle bi ARTP daal di dëgmal. Et les opérateurs sont obligés de se conformer à ce modèle économique. mu nekkoon Mamadou Aïdara Diop jiite woon fii syndicat bu Sonatel ay jamono Papa Balla Gueye doon ñu teg lay kàddoom moom nag la Abdoulaye Cissé doon dalal tey ji ci Rewmi Ménage moom ak Abdoulaye Seck di jàngalekat économiste ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar émission bi ngeen mën ko dégluwaat kon ci kanam tuuti bu 15h maanaam 3h jotee wax ci wàllum yorin ak yorinu sell ci gox goxaat yi loolu nag mooy sakkuteefu kuréel civil tax nag jamono ji ñuy amal ak tàggatu ngir nag gën a xarañal ñi nga xam te ne ñoo ci yëngu lépp jëm ci xeex ger ak anam yu leer ñu koy joxe li ci marché yi Daouda Diop bokk ci Forum Civil moom lañ dénk projet bi ci jëm ñu déglu ko ci micro minute si Goudiaby. donc fii lañ dajeek ñoom tey ngir tàggat wala yokk seen xam-xam ci li nga xamante ni moom la ñuy wax gouvernance ak lutte contre la corruption maanaam yorin wu sell ak xeex ger ci dañu bëgg bu ñu jógee fii nii communes yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficiaires de ces services là muy les organisations communautaires de base yi nekk foofu mën a jàllale ci askan wi li nga xamante ni waxtaane nañ ko fi pour que xeex ger nekk loo xamante ni ab réalité lay doon ci biir communes yooyu et partant également sur l'ensemble des communes du Sénégal. waaw ci wàllu jafe-jafe li nga xamante ni tey ci atelier bi moom la ci participants yi gën a génne bokk na ci corruption ger gi nga xamante ni ñoom nee nañ dañ koy nemmeeku ci li nga xamante ni moom la ñuy wax marché public
muy njaayante ak jëndante yi nga xamante ni état daf koy def mais également collectivité locale yi dañ koy def ak nena jaayante jëndante mais également ci wàllu tabaxlu ak liggéeylu mais ñu jàpp rek ci wàllu marché public mooy li fi gën a fës fësandeegul ci li nga xamante ni moo fi génn ci ñoom li ñu jàpp ni fi la guerre gi gën a fësee. mu nekkoon Daouda Diop bokk ci forum civil dénk projet boobu jëm ci seen yorinu sell ci goxaat yi des ba léegi ci wàllum yorinu sell ak tamit lu soxal wàllum koppar fexe daal ba programme yi nag budget programme wutu nag budget moyen ci Sénégal maanaam programme yu am solo ñu koy tëral ci wàllum Sénégal ngir suqali réew mi loolu nag ñi di député yi fas yéene bay seen waar tax sax ñu doon leen ci tàggat sali su ko defee daañu mën a xam li ñuy xaar ci ñoom ba lekk lépp nekk njëriñ pour Sénégal. Awa Gueye ñaareelu vice-présidente bu Assemblée nationale ci micro Abdourahmane Diallo. Sénégal budget bi ñu doon voté Assemblée nationale dafa nekkoon budget boo xam ne dañ ko teg ci koom maanaam budget moyen léegi nag espace UEMOA bi dañu am ay loi yoo xam ne dañ ko teg ñu ne loi yooyu budget moyen bi dañ koy bàyyi pour dem ci budget programme Sénégal nag depuis 2011 ñu ngi koy waajal 2020 nag moo doon deadline bi pour ñu dugg ci budget programme boobu nekk lu am solo parce que nag dafay permettre ñu mën a évaluer comme il faut programme bi nga xam ne votel nañ ko budget mën a xam programme boobu ndax baax na ndax efficace na ak aussi ndax am na njëriñ bu am solo ci askan bi donc atelier bi tey lu am solo la. Beneen bi ci topp yi tamit mooy Assemblée nationale dafa toll ci fi mu toll ne nii dafa nekk ci ay réformes ñu bëgg a dem ci modification wu règlement intérieur u Assemblée nationale bi. Modification boobu dina permettre commission économie générale et des finances bi nga xam ne suñu sœur Jéema Ndiaye Ba moo ko yore dañ koy xaaj ñaar bu ñu ko xaajee ñaar nag dinañu permettre ñu mën a am beaucoup plus jot pour mën a saytu budget ministère par ministère ba nga xam ne ministère bu ci nekk dinañ ko saytu ci nu mu gën a approfondir incha allah. ci xibaaru tàggat yaram gannaaw bi ñaar fukki minute tegoo ci 1 heure xibaar tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ caanal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Diène. wàllum beach soccer di football tefes ngay tàmbale. waaw moom lañ koy tàmbale ndax suñu gaynde yi ñu ngay waajal ay jongante yu ci mel ni lii di Jeux mondiaux de plage jàppale nag yëf yi ca Qatar lañ ko nar a amal ñoom fi rek ñetti fan danañ fi dal di bawo waaye yëf yi dafa am la ca laxasu ba fi mu toll nii lii di joueurs yi dañoo menacé daal xam ne ni daal bu ñu leen joxulee li nga xam te ne daal moo di seen prime de participation di ay ndàmpaay ñoom du ñu bouger mètre ndax boobu ba léegi daal ñu ngay nekk ci yenn ci ay jafe-jafe ba tax na nag ñoom neen daal lu ni mel du ñu ko def ñoom nag dañu joxoñ baaraama tuuma lii di ministère des sports ak itam fédération bi nga xamante ni nee na diggante ñaari compétition yi di Jeux mondiaux de la plage ak coupe du monde bu beach soccer du ñu financé ñaar yi lu ci mënti am rek jàppale ni lii di coupe du monde bi dañ ko daal di amal ca Paraguay ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre pour loolu weesoo ñu daal di waxtaanee lii di tournoi football bu UFOA ci diwaanu Thiès tey jii ci ngoon la ñuy daal di amal kon boog quart de finale bu mujj ca Stade Lat Dior diggante Mali lay daal di doon ak Sierra Leone jàppale nag match kooku ca am ndam di nga tase ak Sénégal ci wàllu lii di demi finale bi ñi nga xam ne ñoo di waa Cap Vert ñoom itam daal nañu qualifié ci li nga xamante ne daal moo di demi finale maanaam lii di play down yi maanaam ñi nga xamante ne toog nañ ba pare ci tournoi bi waaye dinañ ubbi beneen maanaam fenêtre ngir ñuy jongante seen biir lii trophée majeur bi nag ñoom duñ daal di kon bokk waaye jàppale ni ci wàllu jongante ba tey ñeel googule tournoi ñi nga xamante ni ñoo di waa Côte d'Ivoire démb daal nañoo éliminé Togo gannaaw tiro bi 4-2 0 bi partout lañ defoon gannaaw temps réglementaire bi dama lañ ko waxee rek Sénégal moom bokk na ci équipe bu njëkk a qualifié ci wàllu demi-finale gannaaw ba mu amee ndam ajuma gi weesu ci diggante mag benn bal ci dara ñu daal di wax ci championnat ci biti réew championnat bu Angleterre foofu itam jàppale ni jongante yi danañ ko daal di kon bokk dooraat ni ki tey jii gannaaw bi nga xamante ni démb Liverpool bu Sadio Mané amatina ndam Sadio Mané jot naa dugal jamono gi ñuy wax yéen nag diggante Arsenal ak Bournemouth ñu ngi koy dawal Arsenal moo ko mëne benn bal ci dara beneen ba ca des diggante Southampton ak Chelsea ko mëne ñaari bal ci dara ñii di waa Manchester City ak Wolverhampton ñu ngay football jamono gi ndam dikkul 0 but partout la ñu daal di defagum ñu ngi ci maanaam jongante gi première période bi Newcastle ak Manchester United danañ ko daal di amal
ci kanam tuuti diggante Lille ak Nîmes ca championnat bu France daal dinañ ko kon bokk door jamono gi ñu ngay jongante Lille moo mëne benn bal ci dara 15h diggante Rennes ak Stade de Reims day daal doon Saint-Étienne ak Olympique Lyonnais dañ daal di tase ci bu 19h jotee démb Paris Saint-Germain moom dafa gën a dëgëral taxawaayam ci li nga xam te ne daal moo di bopp raw gàtt gi gannaaw ndam ba nga xam te ne am na ko Idrissa Gana Gueye itam daal ci ràññeeku jot a dugal bitam bu njëkk ci couleuru Paris Saint-Germain ci Espagne ñi nga xam te ne waa FC Barcelone jamono gi ñoom ñu nga féetee ci 5e place bi ci classement bi tey jii ci bu 15h jotee seen digg ak ñii di waa FC Séville lay daal di doon affiche bi nga xam te ni ñu ngi koy xaarani tamit ci gile journée moo di diggante Atlético Madrid féetee ci 4e place bi ak ñii di waa Valladolid ñu daal dellu suñu réew waxtaanee championnat bu voilà basketball ak Coupe du Sénégal ci wàllu góor ñi jàppale nag démb AS Douane moom daal na kon bokk gañewaat ñi nga xam te ne ñii di waa ASFA ba pare qualifié ci final Coupe du Sénégal googule di itam moom daal dina kon bokk qualifié final ñoom ñaar ñooy daal di tase ci li nga xam ne moo di final lii di Coupe du Sénégal daal di desandi ci jongante bu dox ci diggante AS Douane ak militaire yu ASFA dañuy déglu réaction Mamadou Gueye Pa bi mi nga xam te moom mooy tàggat équipe bi di AS Douane ci micro Soda Thiam. waaw li si gënoon am solo moom mooy gagné di féliciter rek sama ay joueurs si saison bi ñu def saison bu mag bi ñu def même su fekkee ne saison bi tamit jeexul leen jëm a concentré wu rek pour yeneen match yi si des ñu gagné ko def suñu kamp lay kattan maintenant li may déplorer rek mooy disqualification Thierno Ibrahima Niaye bi nga xam ne li ñëpp gis arbitre rek moom moo ko gisul joueur ASFA bi jóg na dóor na ko ñu foofu la ko waroon disqualifié ñu daay jógaat bi ñuy jógee ku nekk daay saagante mu disqualifié loolu ñoom ñaar ñëpp parce que dafa ñëfe comme yeneen morom yëpp pour ba agsi fii ñu agsi tey jii nii mais au moment des récompenses là il est out c'est vraiment dommage pour lui match bu neex la match bu nit yi sawar di seetaan la ndax le Duc tamit équipe bu mag la boo xam ne yàgg nañu poser ay problèmes yu mag a mag a mag xanaa jéem a concentré waat rek xanaa lu ñuy wax un autre jour un autre match jéem a concentré waat jéem a xool nan la ñuy def pour remporter Coupe du Sénégal boobu. ñu daal di wax ci leneen di Jeux olympiques de la jeunesse atum 2022 Sénégal nag moo koy daal di dalal fi mu toll nii ci lu jëm ci wàllum jumtukaay maanaam infrastructure yi daal ña ngay tàmbale kon bokk di ko taxawal lii di jëm ci wàllu rugby à 7 dañu amal ab terrain bi nga xamante ni daal ñoom lañ koy daal di jagleel stade Iba Mar Diop lañ daal di tànn kon woog ngir mën ko defar étude technique bi fi mu toll nii nee nañu ñu ngi koy def ànd seeg comité national olympique ak sportif sénégalais loolu nag ko wax moo di secrétaire général bu CNOS di Seydina Diagne gannaaw cérémonie de clôture stage international bu niveau 2 bu fédération sénégalaise bu rugby ñu déglu ko ci yaatal. ci biir Jeux olympiques 2022 yi sunu mbébét mooy stade Iba Mar Diop ñu defar ko ba nga xam ni rugby ci boppam day am foofu terrain maanaam waxuma terrain bi nga xam ni foofu moom moo wër piste athlétisme bi déedéet mais beneen terrain boo xam ne ci biir stade bi dañ ko fay def tabaxal leen ko pour que ñoom ñu fay def seen rugby normal nga xam ni saa yu ñu bëggee dem def seen entraînement wala ñu def seen ay match dootuñu am problème mu ay parce que dafa am ñuy pratiquer kii bi ba nga xam ne ñoom du ñu am temps bu jot pour mun ko def donc incha allah loolu taxaw nañ ci ñu ngi ciy liggéey bu ci yàlla àndee balaa Jeux olympiques yi di am terrain boobu dina pare pour que ñu mën fa organiser rugby à 7. rugby dafa nekk sport olympique rek dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy woowee ay sport olympique te loolu nag pour mu am dafa am ay conditions yoo xam ne moom la comité international olympique di wax mooy sport bi pour mu mën a nekk sport olympique il faut que d'abord mu am reconnaissance au niveau international sport boobu continent boo dem ci 5 continents yi fépp dañ ko fa war a jouer. fédération bi nag xam nañu ñi ngi ciy liggéey ñoom ci seen côté parce que am na programme bu mag boo xam ne ñoom ñi ngi koy def ci wàllu détection ci wàllu ci wàllu massification ba nga xam ne xalaat nañu ne d'ici 2022 xale yooyu dinañ leen tàggat de sorte que ñoom dinañ mën a représenter Sénégal dignement bu ñuy def Jeux olympiques. voilà kon mbokk Alla Ndiogou fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf Cheikh Tidiane xalaat daal dañuy tàggoo rek tey xew-xew bi xam nga ne mooy anniversaire Hadj Assane Gueye suñu directeur tey moom moo ayee tey di anniversaire am ñu koy ñaanal bu baax a baax di koy joyeux anniversaire di koy ñaanal gudd fan ak wér moom Hadj Assane nekk koo xamante ne macha allah dañ koy ñaanal yàlla fay ko xolam waaye tamit yàlla lépp mbébét bu mu am yàlla mottali ko. amiin di nit ku baax. ku baax macha allah ko seddal xol bu rafet macha allah. jërëjëf ñu koy joyeux anniversaire moom Hadj Assane Gueye mbokk yi kon